asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal nes tut ñu yaatal la leen xibaar yi. bokk na ci li gën a fës ci bopp xibaar yi ndimbal bi ONG Al Khayriya yóbbu fële ca Podor jëmale ko ca biir hôpital ba tey itam ci ndimbal yi nga xam ne ONG Al Khayriya mu ngi koy amal ci hôpital yi def na lu ni mel fële ca Saint-Louis nes tut ñu yaatal la leen xibaar yi. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te yeesalaat suñu nuyoo jëmale ci yéen di am mbégte bu baax ci li ngeen di seetaan seen télévision Shabiba TV waaye itam di am mbégte ci li ngeen di suivre seen journal bi di les 10 minutes d'Al Khayriya niñ leen ko waxee ci bopp xibaar yi dellu ci wàllu ndimbal jóge ci ONG Al Khayriya jëmale ko ci biir hôpital yi bi la yoon nag demoon nañ ci hôpital ba ca Podor la waraloon seeni tànk moo di yëkkati ay ndimbal dellu ci wàllu ñam jagleel ko ñi nga xam ne dañoo tawat ki doon def liggéey bu ni mel ci turu ONG Al Khayriya foofe ca Podor di Seydou Aw ñu teewlu élément bi. asalaamaaleykum waa Al Khayriya social tey Podor moom woon pour di joxe añ yi ci Al Khayriya social def nañ ko nu mu waree ci centre de santé bi mooy photo yi nekk ci kaw ngeen di gis en tout cas ñëpp malade yi accompagnant yi ak personnel de santé bi ñoom ñëpp ñu ngi remercier Al Khayriya social di leen gërëm di leen jaajëfal di leen ñaanal di aussi magnifier geste bi et kontaan nañu trop ñaanal nañu aussi ONG bi donc pour dire que affaire bi jaar na yoon kontaan nañu yàlla na yàlla fay mbaax Al Khayriya social joxe nañu ko ci hospitalisé yi nekk médecine ak ñu nekk également au niveau de la maternité mais également yónnee nañu parce que Podor am nañu quelques cas de Covid am nañu benn centre si ginnaaw kii bi joxe nañu mais ñun egg ñu foofu mais jox nañu gars yi yóbbul nañu gars yi añ donc ñëpp daal kontaan gis nañu seen bopp yàlla nee nañu yàlla na yàlla fay Al Khayriya social fay njiit yi fay ñëpp donc photo yi nekk si kaw moom laa leen di yónnee nii wasalaam merci c'est Seydou Aw Esdas Podor maa leen doon yónnee kii bi merci beaucoup. yéen a dégg noonu kàddu yu am solo yi nga xam ni Seydi Aw yëkkati na ko ngir gën a leeral activité bu ni mel te ONG bi doon ko amal foofee ca Podor ba tey ñuy desandi ak yéen ci biir hôpital yi ci ndimbal yi nga xam ne ONG bi mu ngi koy def jëmale ci ñoom bi yoon mu nekk ndimbal yoo xam ne dafa dellu ci wàllum jënd ordonnance lu ni mel nag ONG bi yëkkati na xaalis jàppale ko ña nga xam ne dañoo tawat te nekkee ca biir hôpital ba bi pa nag ña ngi ko doon amal fële nga xam ne moo di hôpital ba nekkee ca Kaffrine ki doon def nag liggéey bu ni mel ci turu ONG Al Khayriya di Balla Sall ñu teewlu ko. Voilà, c'est monsieur Sall de Kaffrine maa ngi nuyu waa groupe Al Khayriya social 2 di jiital ci nuyoo bi docteur Alimadou Sall ak responsable yi ñoom Abdou Fattah ñoom Mbeng ak sama collègue chef de service départementaux bu action sociale yi nekk ci groupe bi tey nag jeudi le 24 décembre 2020 Kaffrine moo aaye woon pour joxe ay ndimbal ci hôpital yi tey nag ay jënd ordonnance lañ fa doon def ci ndimbalu médecin chef district bu Kaffrine docteur Thiam ak équipe am madame Camara ak ñoom Seydou Diallo gestionnaire bi ak waa service social bi yëpp ñoo ñu jàppale pour jox 7 malades yoo xamante ne dañoo neew doole tëdd ci hôpital bi kenn ku ci nekk dimbali nañ la ci jënd ordonnance à hauteur de 10 000 francs am na ñoo xamante ne dañ leen fekk ci labo bi ñu amoon ay jafe-jafe pour def seen analyse wala seen rajo ñu jëndal leen frais dëgg yàlla activité boo xamante ne bu am solo la dimbale na néew doole trop ci Kaffrine nit ñi kontaan nañ lool ñu ngi leen di sant di leen gërëm voilà aujourd'hui c'est le département de Kaffrine qui était à l'honneur pour l'activité d'appui de la part de l'ONG Al Khayriya destinée aux malades internés dans les structures de santé du département de Kaffrine. Alors ce jeudi 24 décembre 2020, nous avons procédé avec l'appui du médecin-chef de district Dr Thiam et son équipe et l'ensemble du service social, notamment Mme Camara et M. Seydou Diallo, le gestionnaire du district de Kaffrine, à la remise d'ordonnances d'appui pour l'achat d'ordonnances à des malades très démunis couchés à l'hôpital de Kaffrine. Certains d'ailleurs étaient au niveau du labo qui avaient des difficultés pour effectuer leur analyse ou
ak rajo nous leur avons effectivement appuyé pour les frais médicaux. Chacun des malades a obtenu 10 000 francs pour soit frais d'analyse ou achat d'ordonnance. C'est une activité qui est très importante, qui a contribué à soulager les malades qui étaient dans des difficultés pour se soigner. Nous vous remercions très sincèrement au nom des populations de Kaffrine pour que cette activité aussi se perpétue dans l'avenir. Je vous remercie de votre attention. ni ngeen ko gisee noonu lu ni mel doon am fële ca centre de santé ba nekkee ca Kaffrine te suñu mbokk Balla Sall doon jiite liggéey bu ni mel ba tey itam ñuy des ak yéen ci biir hôpital yi ci ndimbal yi nga xam ne ONG Al Khayriya mu ngi koy def jëmale ko ci askan wi bi la yoon nag ña nga demoon ca hôpital ba nekkee ca Saint-Louis daanaka li nga xam ne moom lañ defal centre de santé ba nekkee ca Kaffrine lu ni mel itam la ñu def fële ca Saint-Louis ki doon def activité bu ni mel ci turu ONG Al Khayriya di góor a sëy yi moom may itam yëkkati na ay kaddu ñu teewlu ko. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu waa ONG Al Khayriya social bi nga xamante ni soxna Alimatou Sall moo ngi jiite di wax si moom yóbbante yi nga xamante ni askan bi moo nu ko sant mooy remercier que si li nga xamante ni mooy fukki junni ak juróom yi nga xamante ni moom la joxe pour nu jàppale askan bi seen wàllu ordonnance. ñun nag mën li nga xam maa jiite poste santé Sor nekk président comité de santé bi lu gën ma xam si Pa Moussa Camara maay wax seen kàddu ndaxte bu ñu fi ñëwee man leen fekkat ñu jël ay malade yi nga xamante ni amoon nañ ordonnance amuñu lu ñu ko jëndee ay cas social moom si fukki junni ak juróom yooyu tax na ñooñu mën a faj bu wér kon boog si loolu noonu ONG Al Khayriya bu soxna Alimatou Sall ñu ngi leen di remercier si social bi nga xam moom lañ def si sunu poste de santé bi nga xamante ni moo dépendre si centre de santé Saint-Louis si district sanitaire de Saint-Louis muy poste santé Sor kon boog lépp li nga xamante def na fi yàlla leen ko yàlla fay parce que ñun danaa am ay jafe-jafe si wàllu jàppale nit ñi parce que li ñu amee as néew bëriwul poste yi li ñu am bëriwul mais bu ñu gisee ki nga xam dafa ñëw jàppale askan bi seen wàllu médicament kat ñun dañ koy gën a remercier kontaan ci moom parce que médicament yooyu ñun ñoo koy jaay xaalis boobu day duggaat si ñun kon boog loolu dañ si gën a kontaan parce que ñoo ko waroon génne am ku ñu si jàppale kon dañ siy kontaan di ko remercier di leen ñaanal li mu mën ren yàlla mën lu ko ëpp te ñu ngi leen ubbil suñuy bunt heure bu mu soxlaa rek ak lépp li nga xam mën nañ si jàppale si wàllu social rek ñu ngi leen koy sàkk pour ñu bàyyi nu xel kon du ma jeexal te du ma remercier ki nga xam mooy directeur social góor bi nga xamante ni moom moo ñu mettre en rapport ak ñoom jërëjëf wasalaam. donc salaamaaleykum ñoo ngi fi nga xam ne moom mooy poste de santé bu Sor dépendre si centre de santé bu Saint-Louis ak district sanitaire bu Saint-Louis gannaaw bu ñuy demee hôpital nag si jamono yi si gannaaw joxe fa ay repas jóge fa jox ay fournitures scolaires xale yi nga xam ne ay bàyyi loolu jógewaat foofu aussi joxewaat li nga xam ne moom mooy ay denrées alimentaires si xale yi nga xam ne ay bàyyi loolu tey jii nag. li ñëwoon fi nga xam ne mooy si poste de santé bi joxe fi ndimbal lu toll si fukki junni ak juróom jox ko ay malade pour ñu jëlee ko ordonnance yu toll si juróom-ñett waa ONG Al Khayriya social jox soxna Alimatou jiite ko noo def lu rafet loolu te si kanam daal léegi nga xam ne mooy Pa Moussa Camara def seet bu rafet si jëf jooju nga xam ne ONG Al Khayriya def na ko. mu nekkoon suñu mbokk góor sëy mi teewal ONG Al Khayriya foofee ca Saint-Louis mbokk yi lii moo fi ruuse woon ci xibaar jóge ci ONG Al Khayriya ngeen doon am ci présentation bi Khady Koubra Ndiaye ñu leen di ñaanal jàmm te itam di ko sàkku ci yéen di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.